asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi amati mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci la TMS TV nga xam ni mooy télé bi feeñal lépp lu nëbbu lamboo njëriñ ak le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow nekk l'empereur le bourreau des dëmm le roi des rois le khalife des khalifes le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king kooku waaw mooy la xalif général mooy Alaaji Thierno Moule Sow mooy sëriñ bi nga xam ni li ko yàlla may ci kaw suuf moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf kon dañuy am toujours mbégte di ci ànd ak sëriñ bi kon defe naa ni sëriñ bi moom ngeen di gis ni sax ci sama càmmuñ mu toog ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu également sama naataangoo yi fi toog ñu nag fas yéene indi leen benn waxtaan sous forme de témoignage bu am solo ngeen gis soxna si mu miin kër gi trop yàgg nag jëflanteeg suñu kilifa suñu sëriñ di Alaaji Thierno Moule Sow ba yàlla may ko ci ay ndam yu baree bari comme ñeneen ñi nga xam ne dañuy ñëw fii ci kër gi jóge ci Sénégal jóge ci Afrique jóge fépp ci àdduna waaye tunga ni du teew ñuy nataal kon soxna si ñu ngi lay ziar ci TMS TV di la dalal di la jox suñu micro nga présenté wu tur bi ak sant bi ak fan nga jóge salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu sama sëriñ sëñ Thierno Moule Sow xalifa général ku li Guinée maa dëkk fii Parcelles Unité 1 maa ngi tudd Adama Lo waa ñu ngi lay ziar bu baax a baax soxna Adama Lo la ñu ànd ak nag ci waxtaan bi mu fas yéene def témoignage bu am solo parce que defe naa ni nit bu la defee lu baax da nga ko war a sant bu baax a baax gis ngeen TMS TV à chaque fois nit ñi fu ne la ñuy jóge ci àdduna bi di ñëw di sant sëriñ bi loolu la ñuy wax reconnaissance dafa am solo parce que sëriñ bi defe naa ni non seulement li ko yàlla mayu ko kenn ci kaw suuf waaye defe naa ni day jàppale ay millions de Sénégalais et dans le monde kon soxna Adama Lo sama laaj bu njëkk ñu bëggoon xam tey lan mooy tànk yi ci kër gi dañoo si sant sama sëriñ rek di ko indil photo bi xam te ne jour bi ma sama néeg bi daanoo bu dëgg yàlla photo bi ma sauvé ma xëy 5 heures du matin dem Touba 9 heures ñu woo ma daan ma sa néeg bi daanu la mais photo fu mu nekk moom dëgg yàlla jàkkaarloog sama ni ba ko sama sa photo yaay bi rangé bu dëgg yàlla dara si couche mu ñëw ne di ko sant di ko gërëm nag di xam te ne sëñ Thierno moom macha allah rek moom mën nga ñu expliquer en détail néeg bi nan la def ba daanu ak photo bi fan la nekkoon ak kéemtaan bi ci yàlla suñu borom wone ci photo Alaaji Thierno Moule Sow photo mi ngi woon ci woto anwaar bi anwaar bi moom dara sikku ci wax dëgg yàlla mi ngi ci kii sax mi ngi ci vidéo yi dara sikku ci wax dëgg yàlla boobu yow yaa ngi fan boobu maa ngi Touba boobu yaa ngi Touba waaw néeg bi daanu sa ginnaaw non sama ginnaaw waaw mu ñu bisee daal ubbi rek buntu néeg bi jàqalo fa sëñ bi ak anwaar bi dara sikku ci macha allah rek ma wax ko sama mag bi ma ne sonu njóogaloo da yow fa sëñ Thierno Moule Sow fi kii nekk ni anwaar bi mu ko sauvé ba anwaar bi sax daanu yàqu defu dara macha allah. maanaam dal bi moo daanu. dal bi moo daanu waa dal bi moo daanu mais ko de anwaar fa fu mu nekkee ci anwaar bi moom dara laal dara sikku ca anwaar ba dara sikku ca ak fat fu mu nekkee macha allah. kon mu doon kéemaan kay kéemtaan bu rëy. dafa mel ni ci kéemtaan yooyu moo waral ay millions de doomu aadama di jógee ba bitim réew. di ñëw di ramasser. photo yi di ko jënd comme de petits pains. kon defe naa ni gars yi xam nañ secret bi nekk ci photo bi. rawatina nag ñetti Alaaji Thierno Moule Sow yi nga xam ni foo mën a ne. ci kaw àdduna boo amee jafe-jafe boo ko waxee moo lay aar. alors ba léegi rek ñuy xuus ci waxtaan bi ma di ci ànd ak samay naataango di Ngone. Saliou Samb Sarata Aydara. Alseyni également nga xam ni moo jiite kër gi fii ñu ngi koy ziar di ziar aussi le grand caméraman di ànd toujours ak le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow alors Ngone bu ngeen amee question ba léegi ñu ngi ànd ak yéen sur la TMS TV sëñ Saliou boo amee question ma jox la micro bi Ngone ku ci am question rek. balaa ñu ñëwaat. avant loolu sama néeg dama tëdd bi xaaja guddi di dégg ay voix sama biir néeg. ay voix yu sew sama biir néeg du ay coow du ma mën nelaw te bu naan di tudd ñett Thierno Moule Sow bu mujj nelaw mais mu ngi def photo ba léegi dégg ma benn coow. loolu xam nga kéemtaane la de. barke Mouhamed dégg loolu yéeme na. ay voix yu sew mu doon génn sama biir néeg ma koy dégg sama nopp mais su ma génn asir moom ko jaay ma ñëw wékk ko noonu jour bu guddi wala laa gëj a dégg ay son barke Mouhamed sama néeg fii inte 1 nii waaw inte 1 mais sa guddi nii dégg ay xaj sama fenêtre ñuy woo mais mu ne ngeen ñett Thierno Moule Sow xaj daan fes dem seen yoon
loolu de xanaa mayu yàlla la nag. billaahi yàlla rek moo mën a maye. dëgg la de li ma gis kenn yëpp duma ko wax kay. macha allah. kon ba léegi yàlla rek. balaa ñu ñëw ci yeneen ponk yi également yu ñu war a waxtaanee dama bëgg ñu yem ci premier point bi. bu fekkee ni sama naataango yi am nañ question bu ñuy laaj soxna si sant Lo. jógee fii Parcelles Assainies. ñëw nag sant si le khalife général comme ñeneen ñi aussi nu ñu amee habitude di ko def. parce que defe naa ni sëriñ bi li muy jàppale ci ay doomu aadama ci Sénégal rawatina également ci bitim réew mu nekk loo xam ne lu am solo la. day wone que ni rek yàlla suñu borom moo mën a maye moo tax su sëriñ bi aussi lépp lu ko nit di jox ci addiyee également damay wax ni mënuloo ko fay lépp lay delloo ci jaam yi mu nekk loo xam ni vraiment lu am solo la parce que sëriñ bi mbiram yàlla la ak yonent bi. kon xam naa ni du ñàkk suñu ñëwee ci deuxième point bi dana am yeneen question yoo xam ni dana ubbeeku alors ci suñu waxtaan léegi maag yow sànq aussi. am na benn passeport boo ma doon woon boo xam ni visa États-Unis moo ci nekk loolu aussi bëggoon naa nga expliquer ma ci un peu. dëgg la kay dëgg la visa bi kay dëgg la moom. noonu la demee exact noonu la demee mais ak sama mag bu góor bi. xam nga ko toppoon saytaane ko duggoon rek. léegi moom daañu mer daan léegi seen kii du soobee yàlla doot ba ko eggaleeti. ñun ñëpp waaw moo lijjantil ambassade. rek mu après soxna Njóogu moo njëkk a ñëw sañ ceen mu lay saw sax mu ne ko sooba yàlla soxna Njóogu yéen ñëpp di ngeen dem bu neexee yàlla soxna Njóogu moo ñëwoon ci sëriñ bi waaw moo fi njëkk a ñëw waaw moo fi njëkk a ñëw pour ñaan la waa ko sama mu ne yéen ñëpp laay boleke doo mën a yóbbati États-Unis yéen ñëpp mer waa dafa dara léegi sa Njóogu jógu tiwaawoon ñëw daw si sañ ceen mu lay saw soxna Njóogu bi daw si xel bu yéen ñëpp ay dem bu neexee yàlla ñu wax ma ko nag boobu ba léegi nag ñu necca moo tax heure moo fi ñëwee rek daan ko sañ ceen mu lay saw dimbali ma mu ne sob yaa soxna aat di nga dem bu neexee yàlla si visa gën a génn te bu neexee yàlla di nga dem ak jàmm moo tax mu génnee ma ñëw nag di ko indil ñu mu yokk ñaan gi rek gis nga moom la ma sama caméraman bi di zoomel nii parce que lu amul seede lu ñu dul teg sa bët defe naa ni fii kër xalif général en dehors li ñuy filmer jëm ci jinne yi ak ci rab yi ak yeneen da ngay gis lépp lu ñuy wax rek lii lu patient bi di wax wala patiente bi dañ leen koy filmer gis nga passeport baa ngi nii lii green card bi la également 10 ans la lañ ko may kon xam ngeen ni waaw lii yëpp ci ñaanu sëriñ bi la moo tax sëriñ bi également yemul foofu rek mais dafa indi ay bague ay magie yoo xam ni boo ko takkee defe naa ni lépp loo doon ut ci kaw suuf di nga ko am mais lépp loo xam ni jëm na ci wàllum jinne jëm ci wàllum rab foo mën a ne ci àdduna bàgg bi dina la aar mais bépp kayit booy ut moo xam ci wàllum visa moo xam ci yeneen i ay ñaan bàgg bi dana la aar moo tax nit ñi fu ne ñi ngi téléphoné di laajte bàgg boobu nga xam ne sëriñ bi indil na ko jaamu yàlla yi kon defe naa ni Thierno Moule Sow kenn amul fayam dañ koy bàyyi ak yàlla suñu borom ba léegi ñi ngi ànd ak yéen sur la TMS TV sama gars yi bu ngeen amee question wax leen ma jox leen micro bi alors yaa nga di seetaan sëriñ bi yaa nga di jëflanteeg moom yaa nga di seetaan ay vidéo muy def ay kéemtaan alors li nga jot a seetaan li nga jot a dund lépp li nga xam ci Thierno Moule Sow lan nga ñu ci mën a wax ci sëriñ bi lépp moom dëgg la moom parce que tamit diggante kii sax moo ci mujj sa doomam ji moo ci mujj presque mu le boobu jar waa li nga jot a seetaan ci ni muy jëflanteeg patients yi ci ni muy fajanteeg patients yi lépp dëgg la man surtout dama fiy ñëw mais lépp dëgg la moom su ma demee marché dañu naan ma du dëgg ma la woon yàlla yëpp dëgg la ñu naan dañuy jouer théâtre rek dañuy fay di man fi kenn fay fu kenn chaque jour damay xuloo ñëw ñu naan sa sëriñ bi da nga kaa gëm waaye moom mooy loolu man na ko baax na may xaal bi ngeen dem boo demee ba xam ni mel ba gis Thierno yi nga xam lépp dëgg la man mi fiy ñëw chaque jour xam naa baax li fi nekk ñu xam ma dugg sax sama yaram day vivre woon na yàlla fu ñëwee sama yaram day vivre ba koroog may dem yàlla xam na ko mais nit ñi moom gëmuñu mais nañ ñëw ku ko bëgg visa daal ñëw si sañ Thierno Moule Sow mu ñaanal la ku bëgg am jëkkër ñëwal mu ñaanal la ku feebar ñëwal mu faj la man da gëm naa ko wax dëgg yàlla man ma fi ñëwee laa wér yow fi jëkkër ñëw fii muy jat sama biir du tàng jër mos doon génn parce que sama biir bu tàng jër mos doon génn di dem yoonam barke Mouhamed bu njëkkee ñëw noonu sama biir bu tàng jër mu doon mel ni ngelaw bu tàng ne fes dama am ay ballonnement yu métti sama biir bi da nga am ay jafe-jafe ci sa biir waaw barke Mouhamed mais mu ñëw fi ba mu jat ma toog nag saal ba mu jat
sama ginnaaw gi tàng jeex sama kii ma toog mu yàgg rek mu ne fes. ñaan doloon daal ci la daw. waa kay waa. maanaam di la doon bloqué. waa li ma doon bloqué waa kay. waaw macha allah ma amaat beneen question bi ma lay laaj. kon da nga ne seen kër dafa daanu. dafa am lu bëri loo xam ne da nga ko doon dégg ci biir kër gi. Iran bi nga jëlee li nga xam ne mooy photo Alaaji Thierno Moule Sow def ko ci biir kër gi macha allah mu nekk loo xam ne àdduna yëpp dañ ci teg seen bët. miir bâtiment bi daanu. fi nga xam ne mooy photo Alaaji Thierno Moule Sow nekk fa yaakaar naa foofu kese moo des loolu mu nekk kéemtaan kon yow dafa am loo xam ne dafa nekkoon ci sa yaram amoon loo xam ne dafa nekkoon ci kër gi ndax lii détecté na ko macha allah loolu laa bëggoon nga indi ci ay leeral bu baax a baax loolu tam moom dëgg la moom dëgg wér la man ba jógee Touba noonu boobu sa buntu rek jàqale fa Thierno Moule Sow xoo an waa bi dal sukku ci rek mën a iskay lii moom macha allah kéemaan la dëgg yàlla kéemaan bu rëy la après tam yàlla sax dama waxoon ni ma màggal ma woon màggal sax de ma waxoon ni moom dem Touba mais dañ demal waaw parce que dama waxoon ne may fomm ba beneen yoon mais kon après ci ma biir yeewu kër gi 5 heures du matin rek daal di dem 9 heures ñu woo ma ne ma sa néeg daanu na maanaam néeg bi muy daanu moom fekkuloo ko. non fekk ma fa mu fekk Touba maga kon sëñ ci Fallou biir kër googu dafa amoon ay bagages yoo xam ne da nga ka daan dégg guddi waaw sama néeg sa sama néeg. néeg waa sama néeg daan dégg guddi ba ay pare bois dégg naa bi nga ñëwee fii tamit am na loo wax ne bu sëñ bi jatee am na lu génn ci waaw yow ngelaw bu tàng jëm gën sama biir bi ngelaw bu tàng kon maanaam li la doon bloqué ak li la doon yàqal li nekkoon sa biir boo nga ñëwee que la Alaaji Thierno Moule Sow la la abal billaay la ma abal loolu moom dëgg wér la moom macha allah kon yow léegi lan nga wax ci loolu ak lan nga mën a wax Alaaji Thierno Moule Sow ak ñi nga xam ne ñoo gëmul Alaaji Thierno Moule Sow ak li mu jot a jëflante ak yow loo ci mën a wax loolu moom dëgg la moom si sañu moom yàllaa ko may moom sañu moom mayu yàlla la bu wér la moom du ay caaxaan mais Sénégal ñoom ñoo gëmul kenn waaye nañ ñëw nag bala ñoo yeex nañ ñëw bala ñoo yeex man moom maa ngi ci Thierno moom ba maa yow ba àjjana bu neexee yàlla macha allah bu neexee yàlla ñu si yow ba àjjana macha allah kenn mu ba tàkkale léegi sëñ bu neexee ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci la TMS TV man nag defe naa ni maa ngi bëgg a yàgg ci kër gi mais ci sama commentaire mosu leen dégg may wax ak ñi nga xam ni li ñuy wax ci tubaab contradiction maanaam kii weddi du ma wax ak moom parce que man toujours jàpp naa ni sëriñ bi li ko yàlla may moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf li muy def moom rek moo koy def ci kaw suuf moo tax boo nekkee à distance boo koy seetaan parfois da ngay am doute waaye boo ñëwee ba fii nga xam ni lépp dëgg la wala nga am mbokk wala nga am xarit bu ñëwee ba fii da ngay gis ni lépp dëgg la beneen bi nga xam ni hasard amul puisque bii sa néeg di daanu da nga dem Touba te Touba boobu bul fàtte sëriñ bi nekkoon na fa bi mu jógee mbaaw nekkoon na Touba kon xam nga ni hasard amul kon nga xam ni yàlla suñu borom rek moo mën a maye moo tax toujours ci samay commentaire am na ñoo xam ni du ma sax attardé wu ci ñoom parce que àdduna ñëpp du ñu bëgg ñëpp waaye nag xam nga yàlla suñu borom li mu def na ko ba pare maanaam taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën nga koy fay dëgg la donc defe naa ni Alaaji Thierno Moule Sow li ñuy wax ci tubaab il n'est plus à présenter dans le monde entier dimension internationale li muy def kenn du ko def dama ne kan nga gis muy faj wala di consulter di ko filmer ñu koy dugal le monde ba États-Unis ñëpp di ko seetaan amul ça n'existe pas amul est-ce que am na ngoone Moustapha am na ñoo xam ne du seen ñàkk a gëm sëriñ bi waaye nag lu waaye waxati boo gisee nen danga naan nen a ngi nii parce que loo xam ne nag mën naa ne première fois ci histoire du mën a histoire du Sénégal mais histoire du monde kuy capturé dafa jommale moo tax ñu bëri duñ ko weddi mais dafa neexut a gëm parce que c'est la première fois ci histoire du Sénégal kuy toog di wax loo jinne ak di capturé ki nga xam ne mooy dëmm bi nga xam ne moo nekk ba France dëmm bu nekk ba États-Unis dëmm bi nekk fu nekk ci àdduna bi ak jinne mu capturé ko toog di wax ak moom di ko laaj mu naan ko nii laa tudd sama papa fii la dëkk nee fee laa dëkk fii laa ko duggee ak yooyu dafa nekk loo xam ne macha allah mosuñu koo gis ci histoire Sénégal par exemple loolu laay wax moo tax kii diingat duñ ko bàyyi kuy nga xam ne ne gëmul duñ ko bàyyi da nga koy convaincre wax ko kan mooy Alaaji Thierno Moule Sow ne ko nag c'est gratuit bu la neexee yow mi di weddi yow mi nga xam ne gëmoo Alaaji Thierno Moule Sow yaakaar naa ne adresse bi benn la Cambérène 1 ak fii en face terrain jamono yaakaar naa ku ñëw di nga fekkee te di nga gis kon ñuy diingat ñun waa kër Alaaji Thierno Moule Sow duñ leen weddi waaye li ngeen xamul
ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne nit ñi gëmuñu ko woon bëgguñu ko woon waaye li ñuy wax ci saa su ne bañuñu nabi dañoo xamul nabi man dama naan bañuñu Thierno Moule Sow mu sell mi ku tedd kii ki nga xam ne jàmbaarul islam la kon bañuñu ko dañ koo xamul waaye buñ ko xam da nga koy bëgg suñu waa ji kii kenn du ko bañ ñàkk xam la rek waaye buñ ko xamee dañ koy téye macha allah. jërëjëf ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun sur la TMS bi xanaa ñu yokku ci gis nga ko jóge woon ngi jëloon somon te sëriñ bi génnee fanweeri jinne ci moom toog na weer seen dëkk mënul wax premier jour bi mu ne cëpp ci kër gi la commencé wax kon defe naa ni loolu romb na kéemtaan kon nga xam ni yàlla suñu borom rek moo may mën a may. Moustapha lii dafa am solo macha allah li ñuy wax ci xalif général des jinne ndax macha allah mën naa ne lii benn nit moo ko am benn marabu traditionnel moo ko am ci àdduna bi ki nga xam ne photoom day faj photoom day aar mu nekk kër goo xam ne daanu bâtiment bi fenn fi nga xam ne fi photoom nekkoon moom moo fi des macha allah moo tax li ma koy wax nee naa ko yaay borom ñaanu visa yi ñu ngi nii wóor na macha allah nee naa ku bëgg a tukki yaa ci gaaw sa Thierno Moule ci gaaw ku feebar Thierno Moule ci gaaw ku dëmm jàpp Thierno Moule ci gaaw ku rab jàpp moo ci gaaw macha allah tungu ne du teew ñuy nataal tubaarikàlla macha allah ndaw saa ngi nii dugg na fu ne génn na fu ne bëgg a tukki mu të ko macha allah bu mu xamee ki nga xam ne mooy borom kun fa yakkun moo ànd ak boromam ba lu mu ko wax mu defal ko kon nag waajaa ngi nii lu ne fàng Moustapha kenn du ko jeex green card ngi nii tubaarikàlla macha allah visa ngi nii te États-Unis ku ne xam ne 10 ans la ñuy tàpp 10 ans ngi nii ndax kan alaaji Thierno Moule Sow sa bâtiment daanu sa biir nga amoon ay rab amoon ay jafe-jafe yaag say rab say mbokk seen waa kër ñëpp mi ngi nii kon nag alaaji Thierno Moule Sow kon nag daw si leen gaaw numéro bi benn la kër gi benn la ñi bëgg visa ñi bëgg a tukki ñi feebar ñi am blocage yaram bu tilim bëgg a sëy macha allah maire yeeg paa yi ñu ngi dem nañ ba doon maire dem nañ ba doon paa mënuñoo am jëkkër alaaji Thierno Moule Sow a ngi nii adresse bi benn la Cambérène waaw baax na ñu yokk ci balaa ñoo jox sëriñ bi rek xam defe naa ni boo dugg ci buntu bi di nga gis photo Abbé Jacques Seck nga xam ni Sénégal ak le monde entier xam nañ ko wàcce na kaamil kenn xamul ñaata yoon Abbé Jacques Seck nekk koo xam ni ku ñu respecté la Sénégal gis nga bi mu nekkee ci ay jafe-jafe bi mu sëriñ bi la dugalanteel te defe naa ni bu mu ci génnee moom la jëflanteel nekk ay dëmm ay jinne ay wàllum xeex ci waaw mu sonnoon lool macha allah waaw mais bi mu jëflanteeg sëriñ bi defe naa ni mbégte bu mag a mag la ci am sant sëriñ bi bu baax a baax kon nga xam ne yàlla suñu borom rek moo mën a maye ngoone te Moustapha dafa am leen loo xam ne dafa am solo barki démb ñu jóge woon Cambérène dañoo ñëw fii seede ko mu nekk loo xam ne ñëpp dañ koy waxtaane te sëriñ bi gis nañ ko macha allah sëriñ Touba ku ne xam ne ne baatinam kenn waxatu ko sëriñ bi dëkk na biir Touba amul benn sëriñ naka sa xandak buy toog su Touba di fas ak di nas ak di nocc boobaa sëriñ Touba wax la bopp ba ci biir Cambérène gii mu toog Seydina Limaamu nekk fi macha allah mu toog fi ay kilifa diine yu bëri nekk fi mu toog fi am jàmmam ba barki Dembo Njaay ku dëkk Cambérène moo ko seede nga war a xam ne dëgg mooy dëgg kon nag nañ bàyyi naxaate bi nañ bàyyi naxasa xandak kii moo yàlla ànd ak yàlla suñu borom kii moo ànd ak rasulullah kii mooy jàmbaarul islam mooy duma jinne yi di leen daan di leen dugal ci diine l'islam kon jàmbaarul islam a ngi nii jërëjëf Ngoné kon soxna si xanaa ñu bàyyi la rek kàddu gu mujj gi lan la waaw di sant sëriñ bu baax rek na ko Thierno moom ma ne ko maa yow ba àjjana bu neexee yàlla moom ma la mos a fàtte bu neexal ci àdduna maa yow ba àjjana bu neexee yàlla jàpp naa du ma la bàyyi incha allah dénk naa sama bopp dénk la sama njaboot ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah nuyu ñëpp nag dëgg yàlla kon ñi ngi am mbégte alors kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di am mbégte di ànd ak yow xanaa di la jébal kàddu gi macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk adduna bi yëpp di nuyu mbokk taalibe yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à travers TMS TV mooy télé bi nga xamante ne mooy leeral di feeñal lépp lu nëbboon làmbook njëriñ mooy TMS di nuyu équipe bi yëpp nag macha allah di sant suñu borom bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm vraiment di kontaan nag ci soxna si ñoo ngi koy nuyu macha allah soxna Adama Lo ñoo ngi koy nuyu defe naa ne c'est pas la première fois mu fi ñëw macha allah maag ay magam la woon
macha allah soxna Njooguloo soxna Xadiloo macha allah soxna Awaloo moom tamit Adama Lo macha allah ñu nekk ay taalibe nag yi nga xamante ne dañuy ñëw ci kër gi saa su ne vraiment di sàkku si ñaan di ñëw fii di indi ay addi ak yooyu indi ay ndox ak yooyu macha allah saa su ne nag seen mag laay njëkkee mooy soxna Njooguloo vraiment bëggoon na dem États-Unis mu ngi woon Italie mu diis ma lool mu ne ma bëgg naa dem États-Unis waaye suñu mag bi ñuy yóbbu kat dañoo xaw a réeroo daanaka mën na fukki at seytaane duggul ko xam nga rek jaxase xel meek yooyu mu war leen dimbali amul possibilité pour jàppale leen daal ñu dugg seen seen diggante moom it ku baax la magam boobu waaye tamit xam nga seytaane bu la duggee rek mën la day jaxase famille mais nag ñu ne ma sëriñ bi dimbali ñu dañoo bëgg a dem tukki suñu mag bi nag moo yor kayit yi moom moo ñu war a defaral parce que moom moo nekk foofu waaw ma ne ko incha allah di ngeen dem ci kattan suñu borom defe naa ne ñoom moom instant bi ñoom ñoo ngi États-Unis muy soxna Xadiloo soxna Njooguloo soxna Awa macha allah ñoom ñoo ngi États-Unis ñoo ngi ci association Daarullah international bi nga xamante ne Ousmane moo ko jiite macha allah ñoom ñoo ngi foofu kii nag soxna Adama macha allah moom it tamit c'est la même chose mu ñëw fi ne ma sëriñ bi man kat suñu mag bi kat vraiment dañoo réeroo amuñu benn problème waaye daal saytaane moo dox suñu diggante ku baax la amul benn problème waaye saytaane dafa dox suñu diggante ma ne ko incha allah di ngeen dem ci kàttanu yàlla macha allah ma def ci ñaan yàlla def ndeysaan seen mag boobu xelam dellu siwaat ci rakkam macha allah ci seen rakk yi yàlla def mu defal leen ay kayit gars yi dem ambassade bi ñu def ci ñaan yàlla dimbali leen moo am visa defe naa visa baa ngi ni wane woon naa ko léegi xam naa dinañ ko diñ ko après jël insert macha allahu visa baa ngi ni 6 mois la ak 10 ans green card kon nag c'est pas première fois defe naa ngeen di gis nit kuy ñëw fi di def témoignage ci wàllu visa yi macha allah mënee nañ côté bu ne mënee nañ boor bu ne macha allah defe naa ne nag kon lu ne fàng kon kenn du ko jeex kon nag soxna Adama ngi nii macha allah ñu ñaanal ko yàlla yóbbu ko ci jàmm ci États-Unis ba mu egg foofu fekk fa ay magam vraiment macha allah di kontaan nag bu baax di sant suñu borom ndax lépp yàlla ak yonente bi yàlla nag moo ma jox xam-xam jox ma baatin vraiment ba li may def nii macha allah doomu aadama di ci gis seen bopp kon nag dañuy sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi macha allah beneen bi tamit gis ngeen photo bi mooy ñetti mule yi wax naa leen yàlla da ci def barke yàlla da ci def saafara néegam ndeysaan dafa ko def ci wetu armoire am macha allah tëj néeg bi dem Touba màggal xam ngeen ne Touba am naa fa 5 ans juróomi at ni ngeen ko waxee Touba boo amul xam-xam sëriñ munoo fa toog soo fa toogee doo fa am 1 mois nga lalli sa bagage daw man juróomi at maa ngi am foofu ba ma jaaxal gaay ñu ne ma sëriñ bi ma ne leen naam ñu ne ma Touba Mbacké yow nga nekk sëriñ ñaankat ñëw fii di yàgg fi non yow am na loo àndal ma ne leen macha allah yor baatin bu leer rek ndax nag ñenn ñi bu ñu fa ñëwee ay sëriñ du ñu fa yàgg doo fa am 3 mois man am naa fa 5 ans biir Touba Mbacké ñëpp xam nañ kuy Thierno Moule dimbali naa fa ay kilifa macha allah jàppale naa fa ñu bari sax vraiment ba tey ñoo ngi may fekk si fii kon nag nekk naa Touba Mbacké macha allah xam naa dëkk bi dëkk bu sell la dëkk bu tedd la maanaam boo nekkee caaxaankat wala nga nekk nit ku dëgguwul wala kuy tirse doo fa mën a yàgg ñun nag am nañ fa juróomi at ndax nag suñu dëggu ak suñu xam-xam moo ñu fa bàyyi woon ñuy jàppale jaamu yàlla yi biir Touba Mbacké di nuyu waa Touba yëpp am naa fa ay wëllëre macha allah macha allah gis ngeen photo bi dafa am barke wax naa leen suñu borom da ci def barke defe naa ne leerati na wanate na preuve nga tëj sa néeg bi yëpp màbb partie bi photo bi nekkoon dara wokk ko mooy partie bi nga xamante ne armoire bi foofu la nekkoon defe naa ne fan yee waxoon naa ko yeneen ko doon dégg kii la soxna si la Adama Lo photo baa ngi nii la indi macha allah kon nag xam ngeen ne photo bi am na njëriñ maanaam bâtiment bi daanu côté bu photo bi nekk daanuwul xam nga ne loolu miracle nag gënul rëy loolu nag lu dara gënul la rëy loolu kon nag dañuy sant yàlla bu baax ngeen gën a góorgóorlu ci photo yi am na njariñ ndax nag photo yi lakku raw la moo lee danda lakku raw maanaam da lay aar sàmm la bu musiba naroon dal foofu yàlla dana la musal bu naroon lakk yàlla dana la musal bu doon accident maanaam photo bu nekkoon ci oto mu nekk accident yàlla da lay musal kon nag ut leen photo yi dafa am njariñ dañ ci def baatin bi nga xamante ne day dimbali askan bi
nu ko Moustapha waxee saa su ne ñi ñaa ngi koy jënd si fii di ko yónnee partout dans le monde defe naa ne dégg ngeen soxna macha allah Ngone Dia lu mu wax moom xam na ci affaire yi macha allah kon nag defe naa ne lu ne fàng kenn du ko jeex macha allah kon nag photo yaa ngi ni am na solo defe naa ne saa su ne Saliou Samb def ci commentaire ngeen gis ne mbir yi ñoom ay journaliste la ñu woon ñoom ñii ñenn ñi balaa ñoo ñëw fii amuñu woon confiance parce que tamit comme ñi ay nit lañu comme ñi rek dañ daan xel ñaar waaye ba ñu ñëwee ci kër gi di fi liggéey di ko gis chaque jour Moustapha wax ko waaw di gis di xam ne ah lii kat macha allah moo tax ñoom it ñu daal di nangu lu soxna lu Ngoone wax rek mu ne nit ñi bañuñu ma dañ maa xamul nu ko waykat bi waxee waaw mu ne bañuñu nabi dañ koo xamul ndax nabi ku baax ku ko maanaam nabi boo ko xamee doo ko bañ Thierno Moule aussi boo ko xamee doo ko bañ moo tax duñu leen blâmer ñi nga xamante ne dañuy di critiquer duñu leen blâmer dinañ bàyyi incha allah dinañ ñëw parce que ñu bëri wàcc si nañ léegi nangu nañ maanaam ñu bëri dañoo bañoon waaye léegi nangu ñeen ndax nag yàlla mooy maye le xalif général des jinne le king of the king yàlla buy maye du bàyyi ba nga nekk màgget du bàyyi ba nga sax bi jaaw mu jox la déedéet yonte bi ñu koy yónnee boobu nekk du mag man it ba ma yàlla yónni nekkuma mag nee naa leen aw ma 40 ans mais def naa li nga xamante ne fii borom 100 ans yi defuñu ko kon nag lépp si suñu borom la di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi vraiment macha allah defe naa ne leer na visa baa ngi nii ak green card bi maa ngi koy ñaanal yoonu jàmm xéewal yàlla yóbbu ko ci États-Unis mu egg fa ci jàmm yàlla yombal léppam parce que lu mu def ni tamit lu rëy la mënoon na am mbir yi rek yollee ko noonu dem boobaa tamit maanaam du ko jëriñ ndax nag nit ki bu la ñaanalee ba nga gis war nga ko sant nga gërëm ko mu kontaan bu kontaanee ci yow loolu njëriñ la yokkute la yow ñenn ñi nag dañuy wax bu ma waxee sëriñ bi day am buzz day rëy-rëylu day nangam déedéet sëriñ bi yàlla yëkkati na ko ba pare munoo def lu koy wàccee mais bu la ñaanalee nga def ko témoignage dafay am solo barki Dembo Ndiaye am na suma benn taalibe dafa def témoignage ba pare après gars yi dugal ko ci YouTube bi mu ne nañ ko dindi ma ne ko bu ñu ko dindee ma pare ci yow ilaa yow mi diini ndax nag da nga ma ne man ba muy def témoignage bi ci Daarula International sax man yëguma ko daf ko def ñu envoyé ma ko ma déglu ko mu neex ma xamante ne kii fajal naa ko sax man li ma xamul woon ci moom parce que wax na ne ci témoignage bi moom dem na sax ba léegi ne xale la dem na ci dëkk séeréer yi amul fu mu demul ci dëkk àll yeeg yu ne dara mais ba mu laalee ci sama garab rek ci la am jàmm tànk bi dafa néew woon def na rajo def na lu ne dara mais ba mu utiliser sama garab yi mu am jàmm kon nag ngal la nga defal ni témoignage ba pare bëggoo ñi xam ko tamit amul sens te nit ki bu la defalee lu baax da nga koy wax boo ko waxul buy lim ay noonam dala ci boole man nag samay affaire noonu la su ma la defalee lu baax dama koy wax boo ma ko waxul fa lay yem waaw fa lay yem ndax nag ñun xam nañ lépp jinne yi lépp lañ ñu woon lépp la ñuy gis moo tax booy nekk ak ñun na nga ñu won lu baax boo ñu wonee leneen dañ koy gis dañ lay xam bàyyi la ci biir ñun noonu la ñuy doxee dañuy xam lépp bàyyi la ci biir ki nga xamante ne day xëcc sa ruuxu laaj diw mu wax kon kooku dara du ko jaaxal dara ump ko kon nag ñoo ngi koy ñaanal soxna Adama Lo di ko ñaanal bu baax a baax yàlla defal ko jàmm ak xéewal mbokk yi defe naa ne gis ngeen passeport bi dinañ ko wane essayé ko ngeen gis ko visa baa ngi noonu 6 mois la visa États-Unis xam ngeen ne loolu yombul actuellement ak jamonoy Covid bi visa ñu jox la ko Covid bi nii xam nga ne loolu yombul nañ waxante dëgg jamonoy Covid bi nga xamante ne gars yi du yombul kon nag ñaan bu nangu la macha allah kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi di nuyu waa kër gi yëpp di jiital nuyoo bi Alseeni Silla di nuyu Yatma macha allah Diop di nuyu waa kër gi yëpp taalibe yëpp ak Pape mi ne ci caméra bi di sant yàlla bu baax a baax di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp yal na yàlla def jàmm macha allah ci barke yonente bi salaa salaam. jërëjëf sëriñ bi xanaa rafetlu kàddu yi kon defe naa ni dañuy jox suñu naataanga Saliou Samb nga xam ni qui va nous faire le commentaire en français et en anglais Saliou, vous avez la parole. Merci beaucoup Moustapha Fall. Donc je rappelle que vous êtes toujours sur la TMS TV,
la télévision qui montre ce qui est caché. Nous sommes avec le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, donc à Cambérène, en face donc de la VDN3 et en face du terrain Diamono. Donc vous avez entendu mes collègues Ngone et Moussafa. Vous avez aussi entendu le Khalif général des djinns, de même que cette dame qui est à côté de moi. Donc son témoignage est assez poignant. Donc elle a parlé de la photo de Thierno Moulé Sow qui est en train de faire des miracles. Des miracles. Vous savez, elle habite donc aux Parcelles Assainies à l'unité 1. Quand elle est partie à Touba, elle a fermé sa chambre. Il y a le toit d'intérieur de sa chambre qui est tombé, mais la partie où la photo se trouvait, donc au-dessus de l'armoire, n'avait rien donc du tout de mal, n'était pas touché du tout. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. Comment donc un toit peut tomber alors que vraiment tout n'est pas tombé. Il y a une partie qui est épargnée. Ça veut dire que cette photo fait des miracles incroyables. C'est pourquoi elle est là aujourd'hui. Elle était venue témoigner de la grandeur, de la puissance et vraiment de l'incroyable donc action, de l'incroyable geste que le Khalif général des djinns est en train donc de faire. Donc vous l'avez entendu, elle était émue, elle a vraiment magnifié ce que le Khalif général a pu faire pour elle depuis le début. Elle nous a même expliqué qu'elle était donc souvent donc possédée peut-être par des esprits parce qu'elle entendait des voix chez elle, mais quand elle a placé donc cette photo au niveau de sa chambre, elle n'entendait plus rien. Elle avait aussi des douleurs donc au niveau donc de son ventre avec une chaleur extraordinaire, mais quand elle fréquentait la maison, quand le Khalif général des djinns faisait ses prêches, donc je veux dire tout simplement quand il faisait ces séances de guérison, donc elle a pu être tout simplement délivrée du mal, ce qui est vraiment incroyable. Et en plus de ça, elle nous a parlé donc de son visa donc elle vient d'avoir et de la green card, donc de la green card donc qu'elle a eu donc il y a de cela juste quelques jours, donc par le biais de son grand frère qui était donc tout simplement un peu donc mécontent, un peu vraiment mal à l'aise contre elle, envers elle, qui ne voulait même plus l'aider donc à donc tout simplement terminer ses papiers pour qu'elle puisse venir aux États-Unis. Mais elle est venue donc voir le Khalif général des djinns et lui a demandé sa bénédiction. Ce que le Khalif général des djinns a pu faire, et donc grâce à lui, grâce au Khalif général des djinns, grâce à sa puissance et son pouvoir, donc elle a maintenant le visa et en plus de la green card, donc ce qui est vraiment incroyable encore une fois. Donc le Khalif général des djinns n'est pas tout simplement en train de soigner les personnes qui sont possédées par des esprits ou bien qui sont possédées par des sorciers, mais il fait aussi des prières, des bénédictions importantes. Vous avez des problèmes donc concernant donc tout simplement les visas, vous voulez aller donc aux États-Unis, en Europe, vous avez des problèmes dans votre foyer, vous ne pouvez pas avoir aussi un boulot, vous venez voir le Khalif général des djinns. Donc il est l'homme de la situation, il est l'homme donc de toutes les solutions, donc de tous les dangers, il donc répare tout. C'est pourquoi maintenant il a prié pour elle et là elle a obtenu le visa, elle est venue tout simplement témoigner donc de la grandeur du Khalif général des djinns et magnifier encore une fois donc son geste. Ladies and gents, dear followers of TMS, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. We are with the Khalif general of the jinns, the king of all the kings, and I'm with my colleagues Ngone and Moussafa Fall. You can see this very lady by my side. She just came today to witness about you know the power and you know the strength of the Khalif general of the jinns, the king of all the kings. You can see this very picture. You know, she was just putting this picture in her room because she was hearing voices. Maybe she was just possessed by jinns, by spirits, but whenever she went to just put this very picture inside her room, she no longer you know just you know heard any kind of voice. She is now feeling better, she is feeling cool. And when she was just coming to this very house, she was just being possessed by jinns or having some kind of aches in her belly. But when she was just coming in this very house, all this kind of pain just you know got out and she's feeling good. But what is so important in this kind of witness is that you know in her room, you know, the roof just fall down, or the room just fell down when she was down Tuba, but the part where the picture was, the part you know where the picture was didn't even fall down because of this very picture, this very great picture of the great Marabout, the king of all the kings, the Khalif general of the jinn, just to show you that this picture is also doing miracles. You know, it is really important when you have this very picture. If you are being possessed by jinns or having problems in your life, you have this picture, it can save you. That's why this very lady, you know, her roof was just falling down, but it didn't fall where the picture was. The picture, you know, wasn't even touched, and then even the arm wasn't touched. That's really important, and that's really incredible and unbelievable, I want to say. And she was also witnessing about this very visa, you know, from United States, and the green card, because, you know, she's just having his
her green card, you know, and this real green card is for 10 years now, 10 years and 6 months. She just got it, you know, because, you know, she was, you know, just being in troubles with her brother. But right now she's, you know, feeling better. And then, you know, she's feeling cool. And then, you know, this green card is ready for her. And the visa is ready for her because, you know, the Khalif General of the Jinn did some prayers for her. Because when she was having troubles with her, you know, brother, she just came to see the Khalif General of the Jinn and told her, you know, I want you to pray for me because now I want to go to United States, but my brother is no longer willing to help me. So what can I do? And then the Khalif General of the Jinn did some prayers for her, and right now she's having the visa and the green card. You see, this is also something unbelievable. So we urge people, we are just telling to people, whenever you're having problems to go to United States or to go to Europe, or you're having problems in your jobs, you're having problems in your marriage, you're being possessed by jinns or witches, just come to see the Khalif General of the Jinn, the king of all the kings. He is just, you know, giving solution. He is just, you know, solving every kind of situation. So whenever you're having this kind of problem, don't hesitate. Just come here on time and be in contact with him. You will be really satisfied. So that's what is happening here with the Khalif General of the Jinn, the king of all the kings. So you see then, as I was saying there, this very green card, in English they say, as a recipient of an immigrant visa from the U.S. Department of State, you are required to pay, you know, $20 to U.S. Citizenship and Immigration Services. The U.S. immigrant fee covers the cost users incurs to process, file, and maintain the immigrant visa package, as well as produce and issue documents, including the permanent residence card, you know, commonly referred to as the green card. So you see, this is really the green card for 10 years and 6 months for this very lady, because the Khalif General of the Jinn was just doing prayers for her. And then you can see this very visa. You can see the name Adamolo, Senegalese, you know, nationality, and then the February 20 and 1973. Just to tell you that the Khalif General of the Jinn is just doing miracles. If you're having problems to just travel, just come to see her, and then just come to see him. He will solve it without any problem. So that's what is happening, Mustafa Fall. I give you the floor, and then you will deal with this very, you know, witnessing. jërëjëf Saliou, kon gis ngeen ni waxtaan bi ngeen indiloon leer na nañ, muy témoignage boo xam ni soxna Adama Lo dëkk unité 1 moo ko doon wax ci sëriñ bi ginnaaw bi mu jëflanteeg sëriñ bi yàlla suñu borom def que la mu jëflante woon ak sëriñ bi lépp sëriñ bi defal ko li mu koy defal mu am ci ndam macha allah moo taxoon ñu ko doon dekk suñu micro mu doon def témoignage ci sëriñ bi dégg ngeen tudd na fi ñetti Alaaji Thierno Moule photo bi également commenté nañ ko parce que bi muy dem Touba dafa ñëw ci ginnaawam fekk néegam daanu mu ñëw fekk photo sëriñ bi dara laalu ko fo photo bi newoon ci armoire bi également armoire bi dara amu ci kon ngeen xam ni loolu kéemtaani suñu borom la wax nañ également ci wàllum passeport bi nga xam ni tey dafa war a dem États-Unis mu amoon ay blocage lu ma fukki at waaye bi ñu jëflanteeg également sëriñ bi ñu am ci ndam lu mag a mag loolu muy ay kéemtaan yoo xam ni yàlla suñu borom moo ko may la xalifa général di Alaaji Thierno Moule Sow kon fii damay ne kër gi Daaru Laay la fii lu fi waay ñëw indi lu fi waay ñaan si da nga koy am fii mooy jooni jooni fii mooy kër Alaaji Thierno Moule Sow le xalif général le maréchal l'empereur le roi des rois le xalif des xalif le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king yàlla suñu borom taal bu mu taal sànni ci matt moo gën nga jéem koo fay parce que boo ko jéemee fay da ngay sonal sa bopp matt yi dañ lay lakk rek nga daal di ànd ak taal bi daal di lakk kon nag da ngay dem uti sa matt rek dugal mu tàkk nga am ci njëriñ ñeneen ci am ci njëriñ Alaaji Thierno Moule Sow nag li may wax rek teli meli kumba meli a horaado a hiraado defe naa ni kenn mënul ci moom dara kon nag yàlla bu mayee da ngay nangu mu neex mu naqari kon suñu mbokk yi vraiment amoon nañ mbégte ànd ak yéen sur la TMS bi nga xam ne mooy télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu ak le xalif général télé bi nga xam ne moo làmboog njëriñ ñu leen di jaajëfal di leen wax ngeen teg seen loxo foofu dinañ leen indil yeneen waxtaan yu am solo sur la TMS TV.